téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen xibaaru 12h45 yi di xibaaru njolloor si su leen taaxirloo tuuti ñu faram fàcceel leen lu si gën a fës. bokk na li gën a fës si xibaar yi mooy jongante gox-goxaat yi ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier atum 2022 Aïda Mbodj mi nga xamante ni député la naka noonu mu jiite alliance nationale ànd saxal liggéey di xamle ni jamono ji mooy opposition bi dañ taxaw tem ngir faagaagal fraude bi nga xamante ni pouvoir bi fas yéene naka amal ci boobu élection mu ngi xamle li ni mel ci tey si suba moo nekkoon ganu mi ngi Maram Ndiaye si émission Toog Sénégal fii si ITV. leneen lu ñu waxtaanee ci xibaar yi bokk na ci Touba Mboul foofu nag askan bi fa yeewoo ñu ngi sàkku bu baax a baax ci waa ministère de la santé ñu amal fa poste bi nga xamante ni poste jëm na ci wàllum wér-gu-yaram ndax jàpp na ni diwaan boobule soxla na ko ki xamal li ni mel mooy ki jiite association bi yëngu ci wàllum yokkute bu jawre daañ déglu ay kàddu ci biir xibaar yi ak Gora Ndaglo. mbokk yi loolu moo gën salaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru njolloor si lu si gën a fës bokk na si élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett si janvier atum 2022 yooyu leen nag yooyu lee jafe-jafe yu si am mooy pouvoir bi dafa taxaw temb ngir indi si ay fraude loolu nag Aïda Mbodj nee na duñ si ànd benn yoon naka noonu àdduna ci wàllum déclaration bi nga xamante ni président de la république wala interview bi amal la fan yi ak waa rajo France Internationale ak tamit coow gi juddu ci poste premier ministre bi nga xamante ni àjjuma ji nañ ko voté ca assemblée nationale mi ngi Maram Ndiaye. benn weer moom moo des ñu daal di amal li nga xam ni moom mooy élection locale yi waaye coalition Yewwi Askan Wi tàmbali nañoo wane seeni njàqare ñoom nag jàpp nañ ni nguur gi nga xam ni moom moo fi nekk bëggul mbir mi leer nañ ñoom ñu jàpp ni sax yile élection càcc moom moo si nar a am loolu di gis-gisu njiital alliance démocratique ànd sax liggéey di Aïda Mbodj. lu ñu mën ñu ngi koy def ñu ngi ñuy tappaas ñu ngi retourner suñuy liste buñ ko retourné ñun ñu waree ni liste yooyu baax na ñu ngi fekk ci dëkk yi di ñu jéem a néewal doole te loolu yëpp mooy ragal def parce que comme ñoom ne woon nañ élection yi di ñëw mooy wane ndax mën naa def troisième mandat wala mënu koo def loolu mooy mu ngi ci seen xel mu ngi xalaat élection yi waaye élection ou pas troisième mandat nit ñi ci seen bopp ñoo ko nanguwul dañ ko fiy tere. élection locale yi lee doon kon lu soxal lool ku jëkk Sénégal présidentielle bu 2024 itam noonu la leen soxalee moom député bi le kaddu yi nga xam ni njiitu réew Macky Sall yëkkati na ko taxul moom mu wóolu ko si ñetteelu mandat bi. depuis ba mu amee foo xam ne yegg na fa ci jàppale ku jubadi ak la ma xamoon ca moom jël koo xam ni jubadi mënta weesu li mu def te ñi mu ko def di ay nawleem mu waroon leen a sédd cër mu jël ko fat ko ci biir palais bi. te kooku ak càcc mënta weesu li mu def wax dëgg yàlla ba mu gisee image boobu ba léegi jaxase na ma ba lu ma foogatuma ko man weddi la ko dara. maintenant moom ak population yi la nag moom ak peuple Sénégal la mu jàkkaarloo peuple Sénégal. kon ba tey mbir mi leeragul si bopp ku jegi waaye tamit si ñenn si askan wi moom sax Aïda Mbodj jàpp ni Macky Sall daanaka xamatul fu mu jëm la koy firndeel si gis-gisam mooy poste premier ministre bu mu delloo si waat. kooku fi mu nekk tollu tembe dafa xamul fu muy teg tànkam te ñàkk xam fu muy teg tànkam tax na ba man dama jiixi jaaxa ba ñu koy génnee lépp lu assemblée amoon ci daraja dañ ko nangu woon bi muy dellu si nañ darajay assemblée yooyu moo tax constitution du sagar boo yor rek foo tollu ne fa xoset fa morso. lu jëm nag si mbirum naataangoom député yi nga xam ne rek dañ leen di toppee mbirum mbuxum passeport diplomatique moom Aïda Mbodj di ko naqarlu lool waaye lu mu su bëgg jamono jile mooy yoon doxal liggéeyam te bañ cee ànd ak benn parparloo.
mu nekkoon Miguel Ndiaye di ko jaajëfal bu baax a baax ñu des ci wàllum politique président de transition atum 2024 loolu nag ñu ngi koy waxtaanee ci réew mi Mamadou Diop Decroix dàkku li mel ci jëm ci wàllum poste premier ministre muy nag solo gi jamono ji moom mooy ñu am premier ministre wala ñu bañ ko am loolu yëpp lu ñu jara xoolaat la ndax président Macky Sall ba nga ko fii dindi xamoon na ni erreur la def te jàpp na ni jamono ji assemblée constitutive la réew mi war a am ñu saytuwaat bu baax a baax suñu institution yi moo nekkoon ganu Jirédé ak Mamadou Ibra Kane synthèse bi ak Abdourahmane Ly. sopparñi lii di institution yi lu jàmp la si gis-gisu njiital AJ/PADS ngir Mamadou Diop Decroix teewaayu tubaab bi ngi siy fës ba tey même bu fekkee ni jot nañu si suñu bopp ëpp na juróom benn fukki at ki fi nekkoon jëwriñ wu ñu dénk wàllum jënd ak njaay mi ngi woo kilifa yi suñu taxaw si jafañ-jafañ woowu si woote ab ëngam la bu mag nga xamante ni kon képp ki nga xamante ni doomi Sénégal nga te am wàll wu kenn dootul natable ci réew mi ni ki société bi mu bindoo nga teewee ko. Les représentants de tout cela se retrouvent. ñëpp ko dajaloo si ab ëngamloo ñaari weer ñetti weer mbaa sax juróom benn weer ngir ñëwaat njëkk si suñu jaar-jaar ngir si mujjantal gi fexe xool nan la ñoo def kon ba déggoo bu am solo am si seen diggante ngir am njëkk ndeyu charte réew woo nga xamante ni dootuñu ko soppi saa suñu soobee mu doon kon ndeyu charte réew moo nga xamante ni kon day jëlaale en charge ku ne li nga xamante ni kon moom nga yaakaar ci moom loole nag moo ñu may ñu am ndeyu charte réew woo nga xamante ni dina def téeméeri at ñaari téeméeri at ba sax lu ko ëpp. C'est ça qui fera qu'on aura une constitution qui va durer peut-être 100 ans 200 ans. muy ndeyu charte réew mi bu ñu soppar ñi beneen yoon ay ndawi réew mi yu si mel ni kon moom daanaka nekk nañu si ay waxtu yu bëri lépp ngir delloo si li poste premier ministre bi muy poste bu ñu delloo si wu xaw a dalal xelu ndawi réew mi. Le poste de premier, j'avais déjà dit à l'époque. ay jamono jëm si poste élimaanu jëwriñ wi dama ne woon naa ànduma woon si ñu dindi ko te dama ko tegoon ci lu leer nañ kon tey poste bi bu ñu waxtee lan nga bëgg ma wax si. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? wax na ko Mamadou Diop Decroix nee na noppi na ngir jongante njiitu réew yu ñu namm amal ci atum 2024 jëm si xalaatu ñenn ñi di yëkkati bu ñu sukkandikoo si moom si amal lu ñu tuddee président de transition jiital parti politique bii di AJ/PADS nga xam le ni pare na pare kon ngir mëtal boobu la liggéey bu ko nekkee. Abdourahmane Ly dañuy dese nii ak Mamadou Diop Decroix àdduna jëm ci wàllum budget bu Sénégal mu jàpp ni boobu le budget moom voté wu ko ndax mbir mi amul gis-gis bu leer naka noonu jël na exemple ci wàllum mbay mi lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi transport bi ak wàllum napp ji di pêche jàpp na ni audit si boppam nañ war a def ci yooyu les secteurs Mamadou Diop Decroix kuy tataan ay kàddoom di Mamadou Ibra Kane. Ce que je vous ai dit est la solution. C'est quoi? li ma la wax mooy pexe bi maanaam soppi vision bi nga xamante ni am nañ ko si mbay mi ngir bàyyi di jégal ji kon lu toll si juróom-benni téeméeri milliards si suñu koppar ni ki ay ñam te ñu mun ko fi béyee jafe-jafe bi nag bokk na ci ay bërëbu liggéeyukaay yu bàyyi ko ca tugal ñëw installé wu fii di concurrencer kon ñi nga xamante ni amuñu moyen yu doy ngir produire lu sakana demal ba ca ba jigéen ña fa nekk fajar la ñuy xëy ba ay ñetti waxtu si ngoon ngir jot bés bu ne ñeenti téeméeri dërëm dong maanaam waxtu bu nekk du ñu am sax 75 francs mën daal comprendre moom lu tax ay mbir yu yombee nii mënuñu ko gaaw a régler mais loolu lépp nag tey occasion la ngir ñu càmbar secteur bi audité ko bu baax ba noppi initier ay coppite yu war secteur dem beeg dikk bi itam war nañu ko audité ni ki secteur napp bi tey jii am na ay bateau yi nga xamante ni kon ñu ngi leen di jox ay licence ngir ñuy ñëw di napp suñu biir géej gi mais loolu it war nañu ko mën a régler projet de budget bi moom fasuma ko yéene wote naa daal budget wu sama xarit di jëwriñ wu ñu dénk wàllum xëy mi di Samba Sy. Non, oui, bien sûr, je ne peux pas voter le projet de loi. J'ai voté le budget de mon ami Samba Sy. ñu àddu jëm ci wàllum cool yi nga xamante ni moom moo lëmbee poste rawatina poste finance ca Mbour nag cadre yi nga xamante ni ñooy liggéeyee ca poste amal na seen assemblée générale di sàkku si njiitu réew mi président Macky Sall mu régler situation bi nu mu gën a gaawee ndax situation bi dafa tagatembe demul dikkul te scandale bi fa am doy na waar trop ñu déglu si ki nga xamante ni moom moo di Abdou Ndiaye moo jiite amicale des diplômés des écoles de la poste ki taataan ay kàddoom di mu tadakan yéen ñëpp gis ngeen ni
jamono bi ñu toll poste xaw na bëri ay coow notamment ci suñu filiale boobu nga xamante ni mooy poste finance barki démb rek yéen a ngi dégg ay retraités yu ñu wax naan dakkal nañ seen partenariat ak poste ak yu demee noonu mu nekk ay jafe-jafe yu nga xamante ni ñu ngi koy dund ci suñu biir entreprise ñun ñi nga xamante ni yàlla def na ay cadre lañ ci biir entreprise bi jàng wàllu secteur postal ak service financier ñu nekk fa di fa liggéey muy ay mbir yu nga xamante ni lu ñuy ñaawlu la li tax ñu koy ñaawlu mooy postu jafe-jafe yi mu am ci wàllu xaalis rek doy na waaye buñ ci dollee ay jafe-jafe institutionnel day doon lu nga xamante ni tey jii luy gën a nasaxal kër gi lay doon donc may profité ci occasion bi di interpeller le président de la République moom mi nga xamante ni tey mën nañ ni poste ci loxoom la nekk ndax li tax ma koy wax mooy poste c'est une société nationale état du Sénégal moo ko moom à 100% kon bépp décision bu ñu fay jël wala lépp lu ñu fay doxal moom mooy ki nga xamante ni moom moo ci war a jël ay décision donc ñu koy ñaan mu addu ci mbir mi jël ci ay dogal yu nga xamante ni ay dogal yu leer lay doon ngir travailleurs yi aussi mën a continuer waat seen liggéey ci nañ ko doon defee ci anam yu nga xamante ni yu gilé parce que boo demee tey jii poste finance daanaka mën nañ le service est à l'arrêt et loolu c'est inadmissible pour un pays comme le Sénégal ak service financier postaux li muy représenté ci réew mi. Touba Mboul nañuy dem askan bi fa yeewoo di sàkku ñu amal fa poste de santé jëm tamit ci wàllu wér-gu-yaram ndax jàpp na ni askan bi fa yeewoo ñu si bëree seen wér-gu-yaram su tàggatémbe yooyu dañuy dem ba Mbàkke moo tax ki di association bi nga xamante ni moom moo di association pour le développement de Diaouré di sàkku si waa ministère de la santé ñu indi si saafara nu mu gën a gaawee Touba Goro Daglo Thierno Faye. Touba Mboul di commune bu soriwul dara département wu Mbacké fii askan wi dugal seen loxo bu baax ci politique de développement communautaire tax ñu amal am ndaje seq kook acteurs yi yëngu ci wàllum développement ngir indi saafara ci jafe-jafe yi Touba Mboul ak dëkk yu ko wër di jànkonteel. Depuis 2014 ñi ngi def ay activités ci lañ installé woon suñu case de santé bu Diaouré góorgóorlu woon nañ nag am infirmier d'état bu fa nekk ak benn sage-femme d'état. ñi ngi doon def ay démarches nag di interpeller waa ministère de la santé di leen wax ne nanu gestu jàppale ñu ci personnel de santé ak érisel ñu poste bi defal ñu ko poste loolu daal lañ bëgg commune bi wax dëgg yàlla yaatu na rëy na lool te benn poste de santé bu actif moo fi nekk actuellement ñu bëgg nag ministre bi yëg loolu dimbale ñu taxawuñu ci loolu dimbale ñu mën a ne ci leneen ndax bu nu jàppalee ci personnel de santé ñun suñu association dina mën a yëngu ci leneen. ci noonee président association pour le développement de Diaouré ne it la ñuy sàq du leen lu dul seen case de santé bi la ñu defal leen ko poste de santé ñu fexe ba yenn waay wopp yi mën a am saafara ci lu ni mel. poste bi taxaw na ci norme poste yëpp lu war a dem ci poste def nañ ko fa matériel yeeg yëpp ma nga fa infirmier yuy faj. li ñuy sàkku rek mooy ku ñu ériger yóbbu ñu defal ñu ériger ñu poste bi. kas bi érisel ñu ko poste de santé loolu rek lañ bëgg. ful mbay mi naka noonu càmm gi loolee tax a jóg association pour le développement de Diaouré ginnaaw ba ñuy xamle it ne fas yéene na ñëw gunge mbootaayu jigéen ñi ngir fexe ñu moom seen bopp ci wàllum koppar. mu nekkoon Gora Ndaglo nekk correspondant bu E-Media ca Touba ñu àddu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ba tey ci wàllum mbas mi ak point du jour bi tey ji rek si junni test ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki yi juróom-benni cas positif moo si jot a am juróom-benni cas tamit ñoom tamit am nañ si tan ñaari cas grave ñoo nekk si service de réanimation yi di xamle ni dem si dimanche bi amul kenn ku ñàkk bakkanam ci wàllum mbas bi ñeent fukk ak juróomi cas tamit ñoo nekk si sous traitement. dañuy wax ci wàllum alam bi ndax waa UICN ñoom ñun doon amal benn lël jëm ci wàllum drone bee ñu xool nan nañ koy manipuler moom moo tax Christian Noira ne coordonnateur régional des aires protégées ci ak tamit wàllum biodiversité ca UICN indi na si ay leeral ci micro Muntaga Kane.
Eh bien, nous arrivons au terme d'une semaine de formation, une formation dédiée au pilotage des drones. ñoo ngi door a jeexal tàggatu ayu bés bu aju ci ni ñuy dawalee drone ci wàllu xeex ñuy naxasal alam bi muy benn projet bu ñu dippee projet PAC bio bi nga xam ne Union européenne ñoo joxe koppar yi koy doxal dalal nañu fii ci Sénégal lu toll ci juróomi champion ay jàmbaar yoo xamante ni yu ñu ràññee lañu ci wàllu aar alam bi ak xeex ñu ko naxasal bokk na ci programme bi Bénin Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire ak Sénégal réew yi nag ñoom la ñu jàpp ne ay jàmbar lañ ci wàllu xeex lépp lu aju ci naxasal alam bi liggéeyu UCN nag moo di jàppale nguur gi ànd ak moom ci taxawal ay pexe yu dëppoo ci doxalin nguur gu ne feeñ na ne drone yi dañoo nekk loo xam ne mënta ñàkk ci suñu jamono jile ndax dinañu dimbali ba ñu mën a jëf lu bare bari ci wàllu xeex ñuy salfaañi alam bi ak mala yi ak it fexe ba nga xamante ne dinañu muccal yile mala. Alors à la fois dans la lutte contre le braconnage mais également pour le suivi écologique des espèces. ñu addu jëm ci wàllum xibaaru biti réew xibaar bi si gën a fës nag te mu daanu yàggul dara moom mooy ca France ki fa nekkoon ministre de l'intérieur di Claude Guéant moom tamit incarcéré nañ ko ca prison bi nga xamante ni mooy jëm ci wàllum wér-gu-yaram ndax tamit dette bi nga xamante ni amaloon na ko trésor public boobu ba léegi mbir mi dafa tàggatee ginnaaw décision bi nga xamante ni amaloon nañ ko fa atum 2017 Claude Guéant nag am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar avocat am di xamle ni bile décision nekk na lu metti mu nga xam ne boobu la xibaar si chaîne bi di LCI boobu la avocat am di maître Philippe El Gauzy jàpp na ni mbir mi foog ñu saytuwaat ko bu baax a baax ndax jaaduwul. ñu àddu jëm ci wàllum tàggat yaram voté nañ dem ca assemblée nationale projet bu budget bu ministère des sports Matar Ba xam le nag boobule projet naam sax am na ay yi nga xamante ni war nañ ko saytuwaat muy ay yokkute yi nga xamante ni yu am solo la ci boobule projet de budget si plénière bi Matar Ba wax na tamit ci wàllum tàggat yaram nawetaan yi muy nawetaan yi moom foog ñu xoolaat ko ndax amul benn njëriñ benn yoon ki taataan ay kàddoom di Pape Madiakhate Sarr. député yi nag ñoo waroon a càmbar voté li nga xamante mooy suñu budget mu toll ci ñaar fukki milliards ak ñett ak lu tegal daanaka budget bi yokku na milliards ak lu tegal lu am solo la waaye jàngat bi ciy def mooy budget bi li muy rëy yëpp dafa am ñaari pàcc yoo xamante ne am na ci solo mooy wàllu tàggat nit ñi wàllu jël en charge les compétitions internationales waaye wàllu defar ak tabax stade wala infrastructure yu bees booy xool budget bi lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaar ci budget bi boo ko xayma ci téeméer boo jël ci wàllu defar stade la entretenir stade loolu nag day méngoog jafe-jafe yi Sénégal jànkonteel ci manque d'infrastructure sportive loolu defe naa ne saafara la boo jógee fale ci aéroport ba jaar Diamniadio rek di nga xam ne njiiti réew mi jox na gëdd li nga xamante mooy tàggat yaram loolu ñu tabaxagum nag bu ñu ko booleeg Demba Diop bi waaj a commencé FIFA war a joxe xaalis bi loolu rek a des pour ñu démarrer entreprise bi war a def réhabilitation Léopold Senghor Elimanel Fall bu Diourbel Lamine Gueye bu Kaolack Aliou Sitoé Diatta bu Ziguinchor entreprise bi moo ko gagné mu ngi ci réew mi li ci des mooy xaar ñeneen ingénieurs yi ñëw ñu démarré dem nañ xool camp bi fi ñu ko war a def mooy fi ñuy def seen base loolu yëpp ànd nañ ceeg service yi ba identifier ko def naa loolu lépp bu yembee am na jafe-jafe yu bari yoo xamante ne doon nañ ko am ci wàllu tàggat yaram fu ñu ko defee dina saafara ko. kañ lay tàmbali ci début d'année bi rek buy commencé incha allahu rabbi bu fekkee ne ñoom ñi ñuy xaar yegg si nañ rek dinañu ko lancé loolu du nekk lu nëbbu yéen di ngeen ko yëg yéen ñi taskati xabaar yi bu soobee. mu nekkoon Mataba Diolin dénk wàllum tàggat yaram projet budget bu ministère des sports jugee si fanweeri milliards ak benn dali si fanweeri milliards ak ñett daanaka donc yokku na ci benn milliard ak 900 millions si xaalisu CFA. ci wàllu tàggat yaram ba tey tirage au sort 8e de finale Ligue des champions ñu ngi ko doon amal tey si suba mu nekk ay match yu am solo yi nga xamante ni ñu ngi koy xaarani Manchester United ak Paris Saint-Germain naka noonu Benfica Real Madrid Villarreal Manchester City Atlético de Madrid Bayern Munich ak Salzbourg Liverpool Inter Milan Ajax Amsterdam Sporting Portugal Juventus de Turin Chelsea ak Lille. di fàttali fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru février nañu amal match aller yi ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2022 dañuy amal match retour
8e de finale Ligue des champions mu nekk ay match yu xamante ni yu am solo la te desk sport bu groupe E-Media dina ko dëttal yi nga xamante ni moom moo di mbokk yi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yeeg auditeurs yeeg lecteurs yi. ñu jeexalee li nga xamante ni moom moo gën a fës si li yéenekaay yi ñu ànd si ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca ñaxtukat bi fippukat bi jëngukat bi di Guy Marius Sagna léegi toxal nañ ko ca Kédougou bés bi le jour bi kay groupe E-Media bi ne dogal bi Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dégg wàllu paj mi ci Sénégal moo ko jël toxal ko ca Kédougou boo xam ne ñu bëri yaakaar nañu ne ay daan kott moo nekk ci ginnaaw dogal bi Mamadou Dia ak i gaayam nag yeboon nañ leen foofu dëj leen ci prison bi lu ëpp fukki at ak benn waaye Guy Marius Sagna njiitu Frapp France dégage même bu dee nekkul ci prison bi dogal bi nag li ci jublu mooy jël ay daan rëq ko ci ndiggam Vox bi ne Guy Marius Sagna affecté nañ ko léegi ca Kédougou te masir bi 28 septembre 2021 la amee te ba léegi nii moom Guy Marius Sagna yëgu ko woon yëglekaay bi Guy Marius Sagna affecté ko lu ëpp juróom-benn yoon ci juróom-ñetti at waaye ay jege ñaaleem nee nañu ragaluñu loolu ndax mu matam di Kidira ba Ndarga jàpp Ndakaaru capital bu Sénégal amul leen lu ci ragal ndax jàpp nañu ni fépp ci diwaan Sénégal daal génnul réew mi yëglekaay bi ne Guy Marius Sagna enjeu politique dëgg la ci réewum Sénégal rawatina ci capital bu Sénégal di Ndakaaru ndax bu dee Abdoulaye Diouf Sarr da ko toxal ca Kédougou Barthélémy Dias Ibn Jean-Paul Dias nee na saa wu nekkee mbir Ndakaaru dina ko jël taf ko ci wetam jox ko job réew mi Quotidien dogalu Abdoulaye Diouf Sarr bi daal seddul ci koom ndaxte gaay moom Diouf Sarr mi ñu dégg wàllu paj mi ci Sénégal nekk maire bu Yoff lu ko gaay yequl lañ ko fàtte Vox Populi jox kàddu gi Birame Seck njiital forum civil ni Abdoulaye Roger Diagne secrétaire général syndicat bi ëmb liggéeykatu nappkat yeeg ak wàggu ju Sénégal toxoon nañ ko ca Saraya te jëwriñ gu ñu dénk wàllu napp gi ci réew mi Alioune Ndoye moo ko def Souleymane Téliko tox ci Tambacounda te jëwriñ gu ñu dénk wàllu justice ci Sénégal Maître Malick Sall moo ko def tey jii nii Guy Marius Sagna ngi tox ci Kédougou te jëwriñ gu ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr moo ko def te lii lépp Birame Seck ne gaaj bu ñu ci leen lu tegi daan ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a lakkal sonal leen ba tere leen nelaw Birame Seck ni dafa war a jeex ndax lii jëfu 1960 la te waxtu wi nag ñu ngi ci atum 2021 kon war na jeex tàgg ci réewum Sénégal li ci xagul kay Sud Quotidien nee na moo coow li jolle diggante préfet yi ak cour d'appel ci réewum Sénégal la Tribune en tout cas ku wër musiba ba yam ci Sen'Eau taxawal ndaxte yëglekaay bi nee na Sen'Eau musiba dëgg la nag ci réewum Sénégal looloo soob jël gu nekk wàllu ndox mi assainissement ci Sénégal Serigne Mbaye Thiam diggu ba setagul ndaxte yëglekaay groupe des médias bi nee na ay diwaan yu bëri ki gox yu bëri ci Ndakaaru capitale bu Sénégal amuñu ndox rax ci doole facture yi seer ba jéggi dayo ndax saf sàpp la def ci lu tegul fenn leneen lu xëy dolleeku ci mooy ndox mu bon bi nga xam ne mooy xele ci robinet yi bés bu nekk Mignane Diouf ne Sen'Eau nag fiasco politique la ak diplomatique ci réewum Sénégal te li war a waxtu wi mooy jëwne gi indi ci jubanti laas ne téeméeri juróomi liggéeykat yu ndox ci réew mi nee nañu nag boo mayulee dinañu maral réewum Sénégal rawatina waa kaw gi ndaxte gars yi lu ëpp fanweeri at a ngi ñuy liggéey amuñu contrat te kenn taxawu leen maanaam ci ko gàttal dañ leen bàyyi seen bopp yéeg-lékat bi ne ñoom liggéeykat yi nag la ñuy sàkk mooy ay CDI ba noppi leneen lu di seen sàkku te mooy ñu tëbal Serigne Mbaye Thiam ci bopp ministre bu nekk ndox mi assainissement ci Sénégal bés bi le jour ne Sonatel ak ARTP daal diggante gi neexagul daa xajante L'Observateur ne njiitu réew mi Macky Sall ci yoon wu amul mucc nag la jëm ci réewum Sénégal ginnaaw bëgg-bëgg sapal poste premier ministre bu Sénégal Vox Populi ne waaye Yewwi Askan Wi nag nee nañu la ñuy njortees mooy di ay sàcc yu rëy am ci élection locale yi ci réew mi ba daa Ousmane Sonko ji del Pastef ak waaye Yewwi nee nañu nag la ñu bëgg mooy seen yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ci ndaw ñi ngir ñu taxaw temm ci mboolem bureau de vote ci réewum Sénégal ngir benn sàcc bañ fa am laas ne li doy war ba ci loolu mooy ministre yi nga xam ne ay candidat lañu ci élection locale ñu jëm yëglekaay bi ne gars yi ñoo am xew dëgg ndax ñoom ñëpp ku ci amul ndam ci yile élection bu lay boo nga jël say bagage ak say dëbës abale ndax ci tëb nga jëm ku tëb daal ci xaal dana beneen tëbin yëglekaay groupe des médias bi ne Mame Mbaye Niang mayul leen Abdoulaye Diouf Sarr ndax dal na ci kaw ba jeex tàkk ndax candidat coalition Sénégal 2035 ci mairie bu Ndakaaru nee na Abdoulaye Diouf Sarr candidat benn bokk yaakaar ci Ndakaaru da sàcc programme moom la jël di ci doxal ci capitale bu Sénégal moom Mame Mbaye Niang yemu ca ndaxte dal na ci kaw Barthélémy Dias Ibn Jean-Paul Dias ak waa Yewwi Askan Wi ndaxte nee na gars yi ay extrémiste politique lañu te seen bëgg-bëgg du leen lu dul Macky Sall ci mi laj ci liñ ko dégg ci bopp réew Sénégal Mame Mbaye Niang ne yaakaar wu rëy la am ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ne bu 23 janvier jotee ndam lu rëy lay am ci kaw Abdoulaye Diouf Sarr ak ci kaw Barthélémy Dias Ibn Jean-Paul Dias beneen candidat ci mairie bu Ndakaaru di Pape Diop ñu fekk ci la Tribune ak L'Info moom waaye Moussa Diakhaté bi di woon njiitu réew mi Macky Sall ci waxtaan wu rëy ndaxte nee na Macky Sall na muy doxale ci bopp réew Sénégal daal baaxul ganab Mamadou Ibra Kane ci rajo ci ITV di Mamadou Diop Decroix ñu fekk ci la Tribune moom Mamadou Diop Decroix ne fitna gi doole ci réew mi lu raw ndëpp sax ci réewum Sénégal bu ñu bëggee génn ci guddi gi musiba bi nga xam ne suñu réew di Sénégal soobu na ci Vox Populi critique ak réew mi ne même bu dee njiitu réew mi Macky Sall samp ko ca Thiès kaay bi ne dëkk ñaari gaar Habib Niang samp na opération jëli sa carte électeur Vox Populi ne Ramaphosa mi nekk njiitu réew Afrique du Sud dañ ko testé positif Covid-19 yéegle kaay bi ne bu ñu sukkandiku ci kàddu yi nga xam ne waa président bu Afrique du Sud fësal nañu ko nee nañu nag njiitu réew Afrique du Sud bu mu jógee ci Ndakaaru lu waxul dërëm xuriwu ko maanaam ci ko gàttal dara jotu ko woon kon nag tiitaange jeex na tàkk
Macky Sall njiitu réew mi session budgétaire bu ñu yóbbu woon ci péncum ndaw réewum Sénégal di assemblée nationale jeex na tàkk ndax démb lañ ko tëj laas ne député yi nekk leen jiit xar kanam bu yees pekk lañ fa la ñu fësal ci pénc ma ndax xeexuñ fa xulóom fa sagantewuñ fa tajuñ te ñu fay bopp yëglekaay bi ne taux de croissance bu réewum Sénégal fii ak 2021 téeméer boo jël 5% la jëm bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abdoulaye Daouda Diallo moom jëwne gu ñuy dénk wàllu finance ak budget ci Sénégal ñu fekk ci moom yëglekaay yi nga xam ne génn nañu ni ki tey jii critique ne budget bu Sénégal 2022 jàpp nañ ko ci juróomi junni ak téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards sunu xaalis laas ne musiba dëgg nag moom ca Grand Yoff ndax benn vigile lañ fa fekk mu faatu libération moom ma nga ca Pandora Papers yi ndaxte nee na dañoo jàpp loxo ci Poste Expresso ñu bàkku jëm ci lamb ji Bira Sène ni jàkkaarloo Siteu Papa Sow dañ koy bëreewaat ni moom ji du CNG ne bëgg-bëgg bi du Siteu Papa Sow ndax kenn ci du ko bañ laataa mu ñu xamal ne beneen ndaje wurée dina am diggante CNG mbëre Pape Abdou Fall te nee na lépp ñu mën ngir ku nekk gis ci boppam dinañ ko def yéeglekaay bi ne Siteu nag ma ngay avertir Pape Abdou Fall ndaxte nee na koppar toll ci ñaar fukk ak juróomi million la bëgg ñu jox ko ci nii mbaa ci naa Siteu nag ne koppar yi dina ko jëli kër Pape Abdou Fall te lépp mu laaj dina ko def les économies musiba dëgg nag moo am ci Yeumbeul Nord ndax benn waay bu am juróom-ñaar fukki at moo doon xeex ak ñaar bu am ñeent fukki at ba jaaree fa ñàkk ba kanam ginnaaw xeex boo xam ne moo joli seen diggante yëglekaay bi ne li leen boole ñaari way dencante yi du leen lu dul benn lampe ak seen télé moo war a raag bi ba bakken rot ci mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye di la jaajëfal bu baax a baax mbokk ñu doon seetaan di leen gërëm bu baax di leen sant amul seen fay mu nekkoon xibaaru njolloor si di leen gërëm bu baax di leen sant 18h45 yeneen xibaar ci kàllaama wolof ak Modou Mbacke 19h45 si français ak Soxna Aminata Nonka ñu yennu jàmm yaa ngeen jëf